daramaam aram loo kumba caam faawaat. asalaamaaleykum mbokki téléspectateurs yi safoo seen télévision Asfiyahi yi nuyu nañ leen am nañu mbégte di leen dalal ci seen plateau nit ak jëfam nit ak jëfam di waxtaanee jëfu jamono ci nitu aada nitu politique wala nitu diine nit ak jëfam di waxtaane xew-xewu àddina waaye xew-xewu Sénégal moo tax tey ma ànd ak sama xarit sama doomu ndey sama soppe Alaaji Hady Wade ñu fas yéene waxtaane ak dara loo xamante ne xew-xewu jamono la muy lan pencum réew mi ndax Sénégal nee nañu ñu ngi jëm ci 14e législature lan mooy législature fan la ñu commencé ba yegg si fii lan moo nekkoon seen tànki démb député yi nga xamante ni ñoo daan toogal réew mi di wax ak réew mi ñooñu kañ la ñu commencé ak nu mu demee lan mooy seen évolution loolu yaakaar naa ni sama xarit bii yàlla def muy chercheur di gëstukat ci wàllu histoire xam bu baax fi muy teg tànkam dinañ ci am cofeel gu baax a baax a baax wax leen ci loo xamante ni kenn du ko dindi. Alaaji Hady maa ngi lay dalal ci sa plateau nit ak jëfam ci sa télévision Asfiyahi yi. alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala nabil karim seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Atumaan maa ngi lay fay ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonentam bi sallallahu alayhi wa sallam soob na ko moom yàlla tey ñu dajawaat ci suñu télévision ci suñu njaboot di Asfiyahi di ñaan yàlla ci kattanam yàlla bu mu doon si mujjante lu bëj. Atumaan ñu ngi lay gërëmaat beneen yoon di la wax mbégte ak yaatu gu ñu am ci toog ak yow surtout nag ci thème bi nga jël tey xam ne mooy waxtaanee pincum ndawum réew mi waaye taarixu pincum ndaw réew mi Alaaji Atumaan. jërëjëf Alaaji Hady loolu rek la ñuy waxtaanee ndax xam nga yàlla dafa dogal le 31 juillet 2022 ñu fal réew mi jëlaat seen baatam ak kàddoom fal téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom ci ay député 165 députés ñooñu tey jii ci fan yii di ñëw ñu war leen a teral leen tasagal leen ca pencum réew ma di assemblée nationale nit ñi di wax 14e législature bon nag war nañu xam fan la tàmbalee ba yegg si ci 14e législature loolu nag yaakaar naa ne Hady am nañ ci jàngat bi mooy xale yi nga xamante ni xëy na du ñoo juddu boobaak léegi matul ñaar fukki at ñu yaakaar ni mbir yi démb la waaye Sénégal yàgg naa fal yàgg naa wut ay ndaw yu koy taxawal ak di ko waxal ndax 1940 sos nañu nit fii ci Sénégal conseil général waa Ndar dong ñoo ko yore woon fukki niti Ndar ñoo daan toog di waxtaan ci seen biir ci dogalub gouverneur ni ko lii ak lii la ñu war a waxtaane loolu yaakaar naa ne dem na ba ci ñoom it Bakar Wali Gueye maamu Lamine Gueye bokkoon ca bon nag xam nga ni 1840 ñu ngi dogal Gorée am lu ñu tuddee assemblée wala conseil d'arrondissement loolu dem na ci diggante ñaari dëkk yi ba nga xamante ni nag jamono soppeeku na ba Ndakaaru ak Tëngéej bokk ñoom aussi ñu bokkaat di nekk di yónnee ay conseillers ba ay région généraux ca Ndar waaye Hady xam nañu 1848 ci la France njëkk a yónnee ay parlementaires 1848 ci la Sénégal njëkk a yónnee benn ndaw ñu koy wax Durand Barthélemy Valentin di maam ci Christian Valentin kookoo njëkk a nekk ndaw lu Sénégal yónni ca palais Bourbon muy wax ak Sénégal yaakaar naa ne diggante bi Hady de 1848 ba ci 1914 am na ay xew-xew yu fi am loolu Hady lan la jërëjëf Alaaji Atumaan 1848 France ak Sénégal ñoo duggandoo ca li xam ne mooy palais Bourbon ñu am benn député muy métis wax nga ko poste député bi di dem ba ay guerre jaar ci diggante bi ñu di ko tëral di ko yëkkati di ko tëral di ko yëkkati ba ci 1902 mu am xew-xew ci la ñu fal kenn métis la woon avocat la woon mu tudd François Carpon
François Carpot moomu bi ñu ko falee ci 1902 ñu falaat ko mandat bi ñeenti at la woon ginnaaw ñeenti at yi ñu falaat ko ba 1914 Carpot dem na ba jàpp na ne moom réew waaye jàpp na ne moom mag ñi mu am kenn ku ñoo Galaye Diagne doomu Ñoxor Diagne ak Ñaaña Ndiaye ñu gën ko min ci turu Blaise nekkoon agent métropolitain des douanes jóge ca Martinique ñëw fii commencé dugg ci biir mag ñi ca la ànd ak magu Lébu ku mel ne Youssou Bamar Gueye ci la ñëw fekk benn laytaay ndax loo gis atumaan day am laytaay fekk na wax nga ne 1840 la ñu créé conseil général mais 1909 ci la ñu fal ñi nga tudd Bakar Wali ci la ñu fal Yatma Sène ci la ñu fal ki xam ne moo di Ngalandou waaye 1908 dafa am lu xewoon ay jeunes instituteurs daje kooku mooy Eumeu Sow Télémac Moustapha Malick Gueye Amadou Duguay Clédor Ndiaye Lamine Gueye et tant d'autres ñu créé li xam ne mooy l'Aurore ñooñu dem ba créé le premier parti politique suñ ko mënee tuddee noonu mu nekk le cercle des jeunes sénégalais ñu jox ko ci côté Diop ñu fal nañu Blaise nekk député tey dañuy waxtaan ci ndawu réew bi Blaise di dem ca Palais Bourbon tuuti mu raté ndax tubaab bi dañ ko képp bëgguñu woon mu génn Sénégal te bu raté woon session bi rek keroog jooju day perte mandat député mag mu baax mu wax Thierno Amath Meng xam ne Boubacar Gueye yàgg ma taaj ma fekk mu nekk mag waaye nekkoon président des amis de Blaise nee na ma aaji ma ne ko papa mu ne ma bii Lamine Gueye bi Blaise di génn Sénégal ci gaalu këriñ la duggoon ñu tëb loolu Blaise nekk na député waaye nekk député bu xam ne amul woon groupe nekk ci biir tubaab waaye gëm boppam gëm mission député bi xam ne moom la ko yàlla dénkoon Blaise fal nañ ko le 30 mai premier mandat 10 mai 14 ñu rééliraat ko le 30 novembre 1819 11 mai 24 le 22 avril 1928 ak le 1er mai 1930 waaw mais naka la Blaise dundee député bi à Touma dafa fekk ne ñun amuñu kàddu ay sujet la ñu woon ay indigènes lañ ñu tuddee Blaise fexe na ba am li ñu tuddee la loi du 29 septembre 1916 ñu tuddee ko la loi Blaise Diagne xam ne moo tax ku juddoo ci cadre commune am nationalité française am sañ-sañu wax am sañ-sañu jëflante ak tubaab bi Alaaji Atouma wax nga dëgg ndaxte loi boobu moo tax ku juddoo ci cadre commune yi nekk citoyen loi boobu moo tax ñoomin Lamine Gueye ñoomin Ibrahima Seydou Ndaw ñooñu nga xamante ni ay doomu Ndar lañu waaye yàlla def seen baay génnoon Ndar dem dénga maam ci àll bi ay Sokone wala ay Fatick ay Kaolack ñu ganee fa àddina yàlla moo tax Blaise ak mu ne Lamine Gueye nga xamante ni mu ngi jënd mu na xaasu Blaise moo fexe ba loi boobu ñëw ëmb leen ba tax képp ko xamante ni sa baay dafa nekk juddoo ci 4 communes yi nga juddoo ci yeneen dëkk ci pays de protectorat yi ñu fexe ba nga nekk am la nationalité française yemul ci loolu ndaxte ci 1920 dañuy conseil général bi fi nekk te nga xamante ni 4 communes rek ñoo daan toog di siège gis naa ni ñi nga xamante ni ñoo tuddee pays de protectorat te ñooy gën a supporter budget réew mi te nga xamante ni ñoom kenn leen waxal nañu fexe ba dugal leen ci am ku leen ñu am ci kàddu loolu moo tax les chefs de province les chefs de canton les chefs de village ñu mel ne ñoomeen Maysa Mbaye Sall ñu mel ne ñoomeen Bouna Albouri ñu mel ne ñoom Fodé Nguy Diouf ñu mel ne ñoomeen Salmon ak ñeneen Abdou Salam Kane ñooñu Blaise moo leen xëcc ñëw créer commission bu tuddee le conseil colonial mu dugg ca biir bon nag gis nga ni représentation amaat na léegi ndaw yooyu nga xam te ni dañoo dëkk ci pays de protectorat yi du ñuy ñëw léegi di siéger am di wax seen xam te mooy seen mbëbët ak seen mbëbët
yaakaar naa ni Blaise yàlla def na mu am ñaar fukki at ci mandat. 1934 1920 14 ou 1934. bi mu fi jógee aussi ku ko topp Ngalandou. 1934 1940 am na lu mu fi def naa ne moom tamit addi. Ngalandou dafa tombé jamono naqari. dund bi duggul woon ci réew mi. Ngalandou défendre ba gaal yu mag doon indi dund bi mais doon ko indi di ko yombal. loolu à travers les maisons de commerce. jërëjëf ku mel ni. Devers de chemin. Vésia. Morel et frères. Morel et Prod. Ngalandou jël bakkanam teg ci. ba ni guerre bi éclaté. mu sob yàlla en 41. wallaay Ngalandou génn àddina. Ngalandou génn àddina ci 1941. kan moo ñëw Lamine Gueye ak Senghor. Bakar Wali Medoune Fanta. Ndiakuma Noor Diop. alkaati Guet Ndar lu tax ñu takkal ko yooyu yëpp xam ba mu xamoon bopp. jërëjëf Lamine ci gàttal 1945. ci maanaam ci kiiraayu Essefio ci lañ ko fal député moom ak Léopold Senghor. mu xamoon cëram. xamoon ne fi ñu jëm il faut ñu moom suñu bopp d'abord diggante ak tubaab bi. ci benn diir. ci la Lamine Gueye taxaw ba ñu am luñ tuddee moom it la loi Lamine Gueye. gis nga Atoumane député yu jamono. war nañoo bàyyee seen tour postérité. ndax benn nasaraan dafa bindoon ne la vie n'a de sens. et que si elle a un but déterminé. Lamine Gueye ci loi bu ñuy wax 46 940 du 7 mai 1946 ci la déposé ce lañ tuddee la loi Lamine Gueye. cette loi là dafa ne képp ku xam ne yaa ngi judd ci territoire d'outre-mer u Afrique. xam nga Blaise Diagne Sénégal rek la yemoon. waaw. Lamine Gueye daf ko langale ci Afrique. jërëjëf nañ la jox citoyenneté française. ndax nga am sañ-sañu wax. comme ni ko tubaab bi amoon. am sañ-sañu def. mais dootu ñu jàppee rek. ay maanaam ay bàyyi ma te nag yemul ci loolu mu ne nag léegi travaux forcés ak indigènes la fiy jóge ndax xam nañu ci 1887 ci la tubaab bi indi woon lañu tuddee le code de l'indigénat tubaab bi yow commandant de cercle bi am nga sañ-sañ koo xamante ni da nga ko bëgg a tëj nga tëj ko am nga sañ-sañ koo bëgg a duma nga duma la ko am nga sañ-sañ booy def ay liggéey nga jël nit ñi ñu liggéey la par force yooyu yaakaar naa ne ci loi boobu ci la Lamine Gueye daanee la ci la koy Lamine yi gindi moo ko Senghor. ñu liggéey fi nag de 1945 boobu nga waxu la 46 ba ci 1951 Lamine Gueye dem Senghor ñëw ànd ak Abbas Gueye. Abbas Gueye yaakaar naa ne Hadi def na fi liggéey bu rafet ndax ku ne xamante ni syndicaliste la woon. premier mouvement de grève bi njëkk a am au Sénégal nga xamante ne am na envergure Abbas Gueye moo ko dirigé woon ci 1946 Abbas Gueye nekk un syndicaliste yàlla def. muy xeex pour que dignité liggéeykat gën a yokk moo tax ba ko yàlla defee député mu dem à l'Assemblée française ca la xeexee ba ñu am li ñuy tuddee léegi le code du travail ñu indi ko ci Sénégal remonter salaire yi remonter droit de grève remonter congé de maternité ak yu bëree bëri kooku yàlla ak Abbas Gueye bon na kooku yaakaar naa ne liggéey la réew bi kooku mooy mandat 51 56 waaye Abbas avant muy nekk député moom moo tax ñuy julli àjjuma waxtu te kenn du dàq liggéeykat bi Abbas moo tax tubaab bi nangu woon ngay sol xaftaan dem di liggéey ndax bu njëkk ba boo soloon tenue africain dem liggéey non seulement daañu la génn mais journée boobu da nga koy perte mais Abbas di dem yooyu ay combat yu mu mëne woon la mais ba dem nag ba nekk nag li xam ne mooy député Abbas ànd ak Senghor ci législature 51 56. ci la ñu voté le code du travail comme ni ko waxee kooku moom mooy Abbas Gueye mu Alaaji Mbaye Gueye ba nag gis ngeen ni liggéeyu parlementaire sénégalais yi ñoo ñu ay gàcc ngaalaama la ñoo leen tudde liggéey nañ fi loo xamante ne pour la postérité kenn du ko fàtte ndaxte liggéey dundu doomu aadama day am sens bu fekkente ne ña nga ko defal xam nañ ko te ba tey ñu ngi koy fàttali ko Abbas jógee fii Senghor ànd ak Mamadou Dia ñu daay dem aussi nekk parlementaire ba ci 1956 bi mu jeexee indi loi cadre Amadou Seydou Ibrahima Seydou Ndaw nekk président assemblée territoriale ndax boobu as conseil général jeex na
indi nañu assemblée territoriale ñu fal 50 personnes yoo xamante ni ñu ngi jógee ci biir réew mi ñoo xamante ñoo war a nekk l'assemblée territoriale. assemblée territoriale boobu yaakaar naa ni genn wàllu gépp BDS la ñu woon. SFIO 8 personnes lañ ci am. assemblée territoriale boobu ci gëdd ak Ibrahima Seydou Ndaw moo tax bi ñuy demee ba tey loi cadre taxaw ba ñu war a fal le premier gouvernement du Sénégal en 57 ñoom ñoo ko entériné mu nekk le premier gouvernement de 10 membres boo xamante ni Mamadou Dia moo ko jiite woon président Lamy di woon gouverneur du Sénégal nekkoon président bi kooku yaakaar naa ne aadi am nga loo ci mën a wax. xam nga li ñuy wax ci premier gouvernement boobu xam ne le gouverneur Lamy moo doon président du conseil. Mamadou Dia nekk le premier. le vice-président. le vice-président. ñu mënoon ko tuddee premier ministre. mais dañuy taxaw tuuti ci Ibrahima Dossou. kooku la ñuy wax Bakar bi Guèye si mi des ci dimanche buy ñuul. kooku mooy ki xam ni moom moo àndoon ak Lamine gi mais bi ñu taxawee ba war a def ñaari collège. moom ak Boissier Palom. moom ak Mamadou Dia. moom ak président Senghor. ñoom ñoo créé le bloc démocratique. ak Edouard Diatta wallaay Edouard Diatta. ak Guillabert. André Guillabert. et tant d'autres. loolu moom mu ngi am ci 48. bi mu amee ci 48 ñu dem ak ay élections 1951. le président Lamine Guèye amoon rek. yàlla dénk na ko président Senghor ak BDS. loolu moo tax gouvernement bi muy le premier gouvernement. BDS moo ko taxawal. BDS ñoo ko doxal atumaan. BDS ñoo ko taxawal BDS ñoo ko doxal ba yàlla def ak li ci xew yépp ndax xam nga bi ñuy taxawee ci la ñuy def transfert de la capitale jële ko Saint-Louis mu ñëw Ndar. mu ñëw Dakar. De Gaulle ñëw fi ci 58 yàlla boo yàlla defee mu jëlaat réew mi ca France. ñëw fii gars yi teeru ko ca place Protet ak la ca amoon lépp ci revendication ñu ne léegi dañuy def référendum le 28 septembre 1958 bu ko defee réew mu ci nekk ñu xool ndax dañuy ànd wala dañuy tàqali ko. référendum ba jeex Sénégal ak yeneen réew yi ginnaaw Guinée te ànd ak France ci fédération boobu di la communauté franco-africaine. yaakaar naa ni bi loolu taxawee dañ tégg kuréel yi war a taxaw ñu ne bon nag assemblée territoriale bi Ibrahima Seydou Ndaw jiite woon bi ñu koy tuddee assemblée constituante. ndaxte constitution bu bees dafa war a am. ndax Sénégal dafa war a nekk un état autonome. ñu tuddee ko assemblée constituante daal di fal daal di créer benn constitution ñu ne léegi bon war nañoo fal di nga am ay député. loolu yaakaar naa ni am na lu ca xew. mooy les élections de 1959. diggante BDS diggante PPS bu Serigne Cheikh ak Ibrahima Seydou Ndaw ak PRA Sénégal. élection yi tàng lool. waaye la ca am ca ñu ne ba ñu paree 80 sièges yi BDS jël na wala UPS jël na ko. mu métti lool. loolu moo indi les événements de Tivaouane yi amoon ci mois de juin xaw ma juillet 1959. juin 59. waaw parce que ba élection yi amee léegi gars ñi am ay contestation ñu ni léegi lu ñuy def ñu ni parce que PDS wala UPS gagné na siège yëpp ndax sur 1,144,806 voix 554,755 ñoo voté ci biir loolu ñu ni léegi UPS am na 471,091 voix dégg nga PPS am na 72,435 voix PRA am na 9,774 voix bon nag te boobu am raw gàddu la ndax amul première liste ak deuxième liste léegi lépp UPS gagné na ko mu nekk les 80 sièges. bon nag yaakaar naa ni mun naa wax ni poolu foofu la ñu commencé première législature bi nga xamante ni moo continué ba ci 1960 ñu daay def éclatement de la fédération du Mali. dans la nuit du 4 avril. du 19 au 20. août. Sénégal daal di jël indépendance am
assemblée bi léegi ñu tudde ko assemblée nationale. loolu moo tax taarix bi dafa am solo pour nit ñi xam bu baax fan la ñu déparé ak fi ñu yegsi. dëgg la donc Adi assemblée boobu moo fal Senghor le 5 septembre 1960 te ñi ko fal congrès la boo xamante ni 80 députés yi 33 conseillers municipaux 7 conseillers régionaux ak 20 membres du congrès yi nekkoon ci bureau politique UPS bon nag boo xoolee bu baax Senghor la ko fal ci 1960 le 5 septembre 1960 boo xoolee bu baax matuñu 300 collège électoral wala 300 personnes bon nag liy jàngat la pour que nit ñi xam bu baax nan la assemblée tëdde woon assemblée boobu nag yaakaar naa ni Adi moo dox ba événement 62 yi am fii ñu defaat donc ay élections ci 1963 premier décembre 1963 élections yi yaakaar na ne am na loo ci am jàngat boo ci mën a indi dëgg la atumaan mais fan la assemblée bi nekk tey ku daboon suñu doom yi wala nga jógee fu sori ñu ne la assemblée bi lan moo ko institué nga tontu leen ne loi 6044 du 20 août 1960 ci lañ ko institué nag ginnaaw ba mu jaaree ci nga wax yëpp te mooy wane ne assemblée nationale du Sénégal xëyul rek ne lay ne cëpp waaye dafa am fu mu jaar nga ci constituante yi jaar nga ci yooyu yëpp mais fan la nekk ci biir Ndakaaru fu ñu tuddee tey place Soweto waaye avant mu ngi woon ca fii di tuddee affaires étrangères tey foofu sax moo njëkk a nekk tribunalu Ndakaaru très bien ba mu nekkee tribunal it ñu jëlee ko ca tribunal ba affaires étrangères ca lañ ko defee mu nekk première constituante ba fa la nekkoon moo nekk ca tey fu ñu tuddee place de l'Indépendance mais ñu tabax nag institution bi kañ lañ ko inauguré le 22 novembre 1956 ñu mu njëkk a nag ëmb le grand conseil de l'Afrique occidentale française de Laoyof de 56 à 59 comme ni nga ko waxee jaar ci ba ni ñu ñëwee nag ci mu nekk assemblée nationale bu Sénégal dans par le décret 6044 du 20 août 1960 ki ko njëkk a jiite mooy Lamine Gueye Lamine Gueye jiite na ko ci période 60 ba 68 ginnaaw Lamine Gueye Cissé Dia jiite na li tax ñu bëgg a ñëw ci président yi dañu bëgg a ñëw ci jikko yi très bien ci député yi xam ne naka lañ doon dundee seen mandat député te nga gisit atumaan xëy ñu rek mu nekk 165 1960 80 député la wax nga dëgg président yi di yokk ndax dañu jàpp ne réew maa ngi yokk kon nit ñi war nañoo mun a am ñu leen toogal di wax 78 ñu def ko 100 83 ñu def ko 120 98 ñu yóbbu ko ba 140 2001 président Abdoulaye Wade wàcce ko 120 140 mu ñëw 120 waaye 2007 ñu yokkaat ko mu dem 150 2017 mu nekk téeméer ak 165 maanaam téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ñu ne ñii ñoo yor kàddu gi ñu limal leen nag président yi xam ne ñoom ñëpp la ko dalee ci Lamine Gueye Amadou Cissé Dia Habib Thiam Daouda Sow Abdoul Aziz Ndaw Cheikh Abdoul Khadir Sissoko Youssou Diagne Papa Diop Macky Sall Mamadou Seck ba ci ki xam ne tey mooy fas yéene joxe lenge yi di président Moustapha Niasse jërëjëf mais lan la ñu jàpp nag atumaan loolu mooy sama laaj ci yow ci jëmm yi xam ne jiite nañu assemblée waaye ak ci député yi xam ne ñoo doon nekk ci biir assemblée lan moo doon seen mandarga seen mandarga Adi lu neex a wax la dinaa indiwaat tuuti delloo gannaaw ndaxte bu ñu wax assemblée du ñaan pencu réew mi góor ji ak jigéen ñi di fa daje. waaw dafa baax ñu xamante ni jigéen ji njëkk a dugg ci assemblée mu nekkoon Caroline Diop ci 1963 mooy élection yu tàng yooyu ñu defoon. ñu dem ba 1968 ñu def deuxième législature ci la ñetti jigéen dugg Léna Fall Diagne. Awa Dia Thiam. ak Anne Marie Sowaye ñu dugg kon nag gis ngeen ni
jigéen yi léegi nekk nañu ñeent. waaye bi ñu demee 1983. am changement ak coppite ndax te di xam nga ni assemblée muy dox yëpp kaddu ga kaddu français la woon boo dikkee da nga naan madame monsieur chers camarades monsieur le ministre daal di commencé wax. kenn daa fa wax français kenn daa fa wax wolof français rek. yàlla tàggat soxna Aram Diène mu daal di ñëw daal di man kat ndawam réew mi la ndawam askan wi la damay wax ca làkk la nga xamante ni dégg nga maam moom la réew mi dëkk. mun daa wax ni première révolution bi mi ngi commencé ci Adja Aram Diène moo dugal wolof ci biir assemblée. waaye lu ko jiite dafa am benn incident bu amoon ci diggante Babacar Niang Mbaye bu PLP Mbaye Niang maître Babacar Niang. Babacar Niang xaadi. ak kii di woon Amidou Touré. di woon ministre des finances. ndax du ñuy wote benn budget bi Babacar Niang daal di ñëw daal ni man. député la xam nga Babacar nag moo jëloon ndomb ak. Cheikh Anta Diop Cheikh Anta nee du ma dem. Babacar gars yi ni ko yow yaay numéro 2 mu ni damay dem ci la créé PLP. ba mu dikkee daal ni man daal wolof lay wax daal di man li may laaj daal di laaj wax a wax ci wolof. Amady Touré moo nekkoon ministre des finances. mu jëlee kàddu pour tontu mu daal di tontu ministre yëpp ak ñi ko ak député yëpp ci français ñëw nag daal di ci Mbaye Niang mu daal di combiida commencé wax tamit di daal di wax. Haalpulaar. Mbaye daal di interprète mu ne non 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 pas d'interprète wolof nga wax waaw nga dégg man dégguma wolof. tukulóor laa dégg xam nga loolu incident boobu c'est important parce que loolu dafa feeñ ci li nga xam ne mooy le journal de l'Assemblée. xam nga nit ñi war nañu bàyyi xel ci ni assemblée lu ñu fa wax lu ñu fa def lu fa def lu ñu wax. am na lu koy bind. bi ñu jógee ci loolu nag ñun xamante ne bon nag lii day nar a indi gàllankoor parce que bu fekkente ni séeréer bi day wax séeréer wolof bi di wax wolof tukulóor bi di wax tukulóor manjaago di wax day nekk filxu ak réeroo ci la ñu ne léegi nañu bàyyi wala ñu wut interprète nañu bàyyi nit ku ne ca la mu soobee mu waxee ko noonu bu ñu koy tontoo bu ñu ko jéem a tonto ci loolu wala ñu wut interprète xam nga loolu c'est très important bon nag gis nga ni révolution am na bi Maître Abdoulaye Wade dikkee gën a révolutionné mbir yi ndaxte jigéen ñi bëriwuñu woon waaye ba mu dikkee ànd ak ñoom Kumba Ba ak ñoom Sophie Ndiaye Sissoko am na leneen loo xamante ni indiwaat na ko ci assemblée ci col gi ci colu jigéen ñi ak ñoom Awa Diop bon nag yooyu yëpp dafay ay jàngat yoo xamante ni am na ci assemblée Maître Abdoulaye Wade aussi ñëw fi ak calibre bu am solo di wax gi lépp da koy teg ci ay argument yu valable xam nga bi ñuy sas ONCAD te boobu fekk Senghor war a jël décision mais ba Abdoulaye Wade dafay plaidoyer ci li ONCAD li yàq ci réew mi mais ci la jógee Senghor am ay argument ci la ñu jógee ci la ñuy tas ONCAD. donc ay argument yu valable yu dëgër la indi teg ko ànd ak ay gor yoo xamante ñoom Fara Ndiaye ñoom dégg nga Boubacar Sall dégg nga ñoom Serigne Diop. dégg nga ñooñu nga xamante ni vraiment opposition lañu daan def benn une opposition raisonnée. teg ko ci ay teggin teg ko ci wax ju rafet teg ko ci ay arguments yu solide bon nag opposition dugg na ci Sénégal jigéen ñi dugg na ci Sénégal ba ñu dem ci loi sur la parité jigéen ñi gën a yokk te tey jii ñu ngi wax ci assemblée bii di ñëw jigéen ñi daañu am limu 73 jigéen ci nombre député boo xamante ni nekk na ci 165 bon nag yaakaar naa ni loolu lépp si ay avancées démocratiques bon nag gis ngeen ni ay nit newoon nañ fi nekk ay député ci Sénégal kenn du leen fàtte ku mel ne ñoom Alioune Mbaye Palla ku mel ne ñoom Amadou Bouta Gueye ku mel ne ñoom Aziz Ndaw te dama ko léegi ku mel ne ñoom Pape Alioune Ndaw ku mel ne Jean Collin ak tant d'autres et tant d'autres yoo xamante ni siège nañu à l'Assemblée Christian Valentin ñoo xamante ne siège nañu à l'Assemblée nationale la ca war a def ñu def ko la nga xamante ni moo nekkoon soobu àddina wala soobu réew mi ñu taxaw ko défendre intérêt réew mi te loolu moo am solo addi yaakaar ne am na incident boo xamante ne amoon na fii te ba ñu bu déggee voté la loi sur le code de la famille am na ay députés yoo xamante ne ñoo gis ne lii bokkul ak seen bëgg-bëgg am na position bu ñu jëloon addi nekk am na fii ñett la ñu woon te dañu jotoon te lettre yi ñu jotoon ñu ne leen bu ngeen voté loi bi ay sëriñu ko bindu ay kilifa diine leen ko yónni
ñu dem bay voté ñoom ñu seet ne groupe parlementaire bi ñu bokk te loolu moo doon Union progressiste sénégalaise ñoom ñu daal di beddeeku ku mel ne Samba Diop rahmatullahi alayhi ku mel ne Bassirou Paye rahmatullahi alayhi ku mel ne Boubacar Gueye Yagmar rahmatullahi alayhi soo demee ci les minutes de l'Assemblée di nga gis ne ñoom ñoo njëkk summi seen nombol tànk député parce que gëmuñu woon ne war nañoo voter projet de loi te ñu ngi bokkoon ci groupe parlementaire ñu ngi bokkoon ci parti ñooñu plus tard ñoom ñoo créé encore beneen parti politique ñu tuddee ko le mouvement républicain sénégalais ñooñu ñoom ñoo xam ne le 4e courant de pensée bi Senghor joxe woon ginnaaw Majmout ginnaaw moom président Senghor mu ne socialiste moom la Majmout mu ne ñoom ñooy communiste yi ñu ni Ablaye Wade moom mooy libéral bi ñu ne Bokar nga yàgg maar ne ko man may conservateur bi waa parti républicain mu nekkoon les 4 courants de pensée yi xam ne moom la fi président Senghor bàyyi président Abdou Diouf yokk li mu yokk atumaan mais naka la loolu la député daan dund yaa ngi tudd ay mag yaa ngi tudd Aziz Ndaw yaa ngi tudd Aliou Mbaye Pall mais man li ma gisoon ci député mag ñooñu ku mel ne Moustapha Sow Baydi xam ne député dombalewul woon boppam nit ñi maanaam bu musaan jóg ak jëmm ji ak taar bi ak daraja bi nga gis ci otoom ñu def ci insigne bi yow da ngay mais jant bu xamee ne ñëw na mu ngi dugg ci biir nit ñi mu ngi xam soxla nit ñi mu ngi wax nit ñi ci dëkk bu ñu mel ne kaw la nga gis ko mel ne Bassirou Diouf maa bi Baye Bassirou nga gis ko mel ne Ibrahima Diouf moom lañ tuddee école ba nekk ca Kasna mooy Baye rahmatullahi alayhi mi fi jógee barki démb Medjeni Diouf nekkoon na maire Fatick ñooñu dañ daan tax nit bëgg politique waaye daaw ñu woon nëbbu daaw ñu woon xañ seen bopp askan bi daaw ñu woon jombale it seen bopp askan bi ndax ku daan daje ak sa ay nawle soo xasee wàcc ba jógee assemblée daraja ji yaa ngi ko yemale ci assemblée soo ñëwee yaa nga toog buntu kër Amadou Mokhtar Gueye yaa ngi toog sa ay nawle mais boo demee soo demee ba dugg assemblée la Pape Bassirou Diouf Moussa wax saa yu ma tegee sama tànk biir assemblée yéen ñëpp laay yóbbaale ku ne say nawle maa ngi dem yóbbaale leen doo fa wax lu ñu la jéppee doo fa def lu ñu la xeebee te doo dugg ci lu ñu la ŋàbbee doo ko dégg du ko def parce que xam na ni ay nawle la nekkal te ay nawle ko yóbbu ndax tey jii bu ñu waxee ni Sénégal 17 millions d'habitants la ñu jël ci 165 téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom ci di population xam te ni 17 millions yu kenn ku ne amoon cër pour mun ko nekk ñu xañ ko ñëpp jox ko 165 ay way xam nga leen ni ñi ngeen di toogal ñi ngeen di waxal ay nawle lañu ñooñu soxlawuñu ku fa leen ku fay xeex ak xuloo ak ay saaga ormal leen ñi leen yóbbu ñi leen jeex cër wotee leen ba ngeen dem fa demalul leen fa pour parti demal leen fa pour ab dëkk demal leen fa pour ab tarixa da nga fa demal askanu Sénégal wax nga léegi ci cër bi nga xamante ne député yi amoon nañu kii di Lamine Gueye diggante bi nga xamante ne nekk na président de l'Assemblée mosul jóge këram di dem assemblée di dox otom déedéet day dox ak tànkam di romb nit ñi ñu koy ñu sàmmanteeg nit ñi parce que xam ne ne xel ni fa mu jëm ñi muy romb ñoo ko fa yóbbu te bind bi ko yàlla bindoo Lamine ne passait le président Lamine ne passait pas inaperçu Boubacar Gueye ak Mar dafa ne wax na su président Lamine Gueye musee génn assemblée nationale jaar jaar ci boori cathédrale bi daf daan ne bés bu nekk xew la woon ndax nit ñi kenn ku nekk dina ko dog ne ko président ceeb baa ngi yokku de président nangam doo wax Senghor nangam doo wax Senghor nangam Lamine Gueye ak benn boobu ba àgg këram kon jombalewul woon boppam nit ñi wallaahi man yaakaar naa ne problème bi xam ne moom la ñu war a jàngat mooy ni Lamine Gueye doon dundee Amadou Cissé Dia doon ko dundee ñeneen doon ko dundee bien que ñoom dañ amoon parti au pouvoir mais dañ daan déglu nit ñi waaye dañ daan bàyyi xel la mag ma waxoon rek su may dugg assemblée dama leen di yóbbaale yéen samay nawle
lu ma fay wax dama leen di sóoraale yéen samay nawle ndax bu ëllëgee su ma ñëwee dama leen di fekk si yéen samay nawle yaakaar naa ni loolu lu am solo la. lu am solo nawle rawatul. réew mi la fal. wallaahi. nga fexe ba duñ la jéppi. dëgg du la jéppi yow te warulaa jéppi bu fekkente ne xam nga sa cër jox nga leen seen cër. Mansour Bouna Ndiaye yàlla yokk leeram ak yërmandeem dafa nekk ci législature assemblée nationale di jullit bokk ci askan wu mag gis ni ñun ñii kat ñi nga xam ne 95% la ñu nekk ay jullit amuñu fête boo xamante ni bu fekkente ne suñu datu bés dafa dellu si waat ndax am nañu 1er janvier am nañu 24 décembre am nañu mu ni waaw ñun comme tam xarit mooy suñu fête de l'an pourquoi pas ci suba sa ñu am suñu fête mu nekk suñu 1er janvier daal di moom ak ay député ñu ànd ci di ci bind di ca xeex ba yàlla may tey jii ñu am bu chaque fois bu Ashura amee nañu xamante ni bés boobu fête goo nga xamante ni c'est une fête légale chômée et payée au Sénégal yàlla bakkanu Mansour Bouna Ndiaye la kooku xaadi yaakaar naa ne war argumentaire Mansour moom mooy yéen def na chaque peuple a une identité et notre identité c'est marqué notre début d'année et Mansour a fait def na benn plaidoyer bés boobu xam ne amul kenn ku contre projet de loi ça a été voté à l'unanimité projet de loi proposition de loi la proposition de loi nga gis proposition de loi boobu bi ko Mansour tegee ñëpp ci am parce que daf ko gëstu wax ne Tashua moom mooy veyu Tamxarit mais Ashura mooy bésu Tamxarit te maa ngi dégg boroom xam-xam yi di wax ni nit bu génnee àddina moo tax ñii ñu fal takkaleen ay nombol tànk buñ ko jàppee rek nombol tànk àddina parce que boroom xam-xam yaa ngi wax ne nit ki bu génnee àddina jëfam yëpp dog na ba mu des xam-xam fu ñu bàyyi ak jëf ju baax ju xam ne ba tey nit ñaa ngi ciy jëriñu donc cette loi là que Mansour Bouna rahmatullahi alayhi avait fait voter ba tey suñu ay sët suñu ay doom ñu ngi jëfandiku ci loolu mu nekk bés bu xam ne bésu ñaan la waaye ku nekk yaa ngi ci jëriñu mu jëriñu réew mi fu mu tëdd dina ko fa fekk donc sa vie a été utile son mandat a été utile loolu la ñuy séntu ci nit ku baax loolu la ñuy séntu ci député loolu la ñuy séntu ci ku toogal te ndawam pencum réew ma li nga xamante ne mooy baatu askan wi xam nga damaa déglu président Doudou Wade sama xarit la. maa ngi koy nuyu bu baax en passant suñu xarit la. dañuy waxtaan mu ne ma Atoumane bi Ablaye Wade dikkee à l'Assemblée. am 18 députés yàlla may mu war a am groupe parlementaire. mu am ci députés yi ñoo xamante ne ñoo ngi def ay gàllankoor pour que jéem a yokk nombre bi pour ku nekk 20 bu ko defee dootul am ñaar yu mu complété. Khalis Seye. député woon la nekkoon président groupe parlementaire. bu Waalo. moo doon denc soxna si ñox Siga Sey Coulibaly. ñu ne lii du jër du jëf lu rafet te ëllëg lii du yokk démocratie ñii yàlla moo leen jox ak loi moo leen jox ñu war a am groupe parlementaire tey jii cër bi nga xamante ni yàlla jox leen ko ci assemblée bi bu leen ko xañ parce que léegi bëgg a léegi yokk nombre bi du ma ci d'accord te du ma ko wote xam nga ni loolu en tant que président du groupe parlementaire bokk ci nga xamante ne mooy majorité bi gis na ne lii bokkul ak li nga xamante ne moo war a taxawu moo war a doxal mu lànk ba loolu noonu la ko nit ñi bàyyee Ablaye Wade am groupe parlementaire xam nga ni bon nag nit day jël cër ci lu bëri ndax àddina day defu day waxu waaye ëllëg du ñuy bàyyi te assemblée boobu ngeen war a nekk ñu yóbbu leen fa teg leen fa lu ngeen fa def danañ ko bind aadi dafay ñaaw nga gis assemblée député ñu gàllal la dégg nga li nga xamante ne mooy raayu réew mi bandal réew mi ngay xëccoo di dóori kurpañ yaakaar naa ni loolu ñaka moom mooy ñi nga xamante ne ñu ànd ak Gaston Mbengue ñu bëggee loolu nañ gis Gaston mu defal leen combat ci arène ba waaye assemblée nationale argument la du xeexukaay ay argument la ñu laaj nit pas ay tempérament te nag du ñuy wax ni ku amul tempérament argument rek mooy indi tempérament bon nag rikk na ngeen bàyyi xel ni ay daw la ngeen ñoo leen yabal 17 millions habitants la ñu ngeen nekk 165 ñii toogal fa diaspora bi kenn ku ne war na mun a am ay kàddu ci teggin ci wax ju rafet ci dëngamam nekkin bu rafet ndax ëllëg
ñi nga xamante ni seen loro lañu ñu xamante ni seen i waajur kat ba ñu nekk ci assemblée ab xeex ak xuloo ak ay saaga la fi yóbbu woon ati xam nga atu xam yëpp xam li la tax a jóg ak li la jox cër bi nga am na ko gën ak it xam ñi nga doon wax nañ fi waxu Blaise Diagne ci biir nasaraan yi la nekkoon wax nañu waxu Lamine ci biir nasaraan yi la nekkoon ba ni mu jiite assemblée nationale bu Sénégal ba ni mu génnee àddina ci 68 kenn mësul dégg président Lamine Gueye wax bu juubu wax bu rafetul ndax daf daan wax ne réew mu nekk am na identité nee na xaste saaga wu ñeenti sutura nee na loolu du identité Sénégal waaw bu ñu demee nag ba xaste saaga wu ñeenti sutura ñu war ko defee ci béréb biñ ne moom moo war a amee suñu màndargay réew kon réew maa ngi bugg a tasaatu ma réew maa ngi bugg a tas te loolu yaakaar naa ne ñun tamit duñ leen ci bàyyi dañ ko war a wax dañ ko wax fañ ko war a waxee ndaxte fa ngeen ne ñoo leen fa yóbbu te ñun saagaake xaste ak wax ju ñaaw loolu moo ñu yitteel li ñu yitteel mooy lu ngeen di défendre def leen na ko ci kaw yi teggin ci kaw rafet ci kaw wax bu baax ci kaw yi teggin waaye pas ci kaw ay saagaak xeex loolu da nga am du jikkoy Sénégal te loolu aussi bokkul ci li nga xamante ni ëllëg dina wormal réew mi Boubacar Gueye ak Mar moom sax mu ne ma aji man ko naam mu ne ma nekk naa ministre de la fédération du Mali nekk naa député à l'Assemblée nationale lépp lu xam ne mënuma ko défendre ci argument damay noppi mais kan mooy défendre ci argument ki défendre ci argument mooy ki xam ne dafay gëstu ki xam ne bu projet de loi taxawee wala proposition de loi taxaw mu dem gëstu ji laajte ji et tey xool la mag ma waxoon ni jant bu ñu waxee ne dañu war a wote nangam ci assemblée li may njëkk a seet mooy la moo ci yokk réew mi ak la moo ci wàññi réew wallahi kon boo defee gëstu boobu doo tala xaste doo tala parparloo réew mi rek moo lay intéressé te ku réew mi intéressé atumaan da nga fiy bàyyi ay woy yu xam ne tey ñun ñi gëstu léeg-léeg ñu bëgg a mag te xamuñu ko léeg-léeg ñu naw mag te xamuñu ko léeg-léeg ñu fonk mag ba fonk njeexitalam te xamuñu ko ci jëm ku mel ni Abdou Aziz Ndaw xam ne dañ dox ne c'est la force tranquille nga gis mag mu mel ni Amadou Cissé Dia xam ni ànd ay mag ñu mel ni Alaaji Dur Jàll nekkoon mag mu xam ni dafa xamoon boppam waxuma nag Lamine Gueye waxuma Daouda Sow ci xam bu mu xamoon boppam Daouda Sow ñu wax ne il était la fierté incarnée loolu mooy nit moo tax Alaaji Adi keroog ca xaal gu metti ga Alaaji Abdou defoon ba mu nekkee ca zawiya ba te naan di yéen député yi buñ leen indi leen loi ba leen koy xool da ngay xool ban njëriñ lay amal askan wi ban njëriñ la amal réew mi ba daanu xaalam gu metti ga yaakaar ne loolu ba léegi wax ji ñu war a mën a indiwaat la tey la ak ngay jël leen xalaat ci loolu réew mi ñu leen yóbbu fañ leen yóbbu la ngeen fay am muy seen sutura ci ñun la jógee war nañu mën a xoolaat bu baax règlement intérieur assemblée bu fekkente ne nañ fay yóbbu tànnuñ leen tàmmaleen gu rafet tànnin gu baax du ñor mën a d'accord ci lépp loo xamante ni ngor ak diine da ko nanguwul ñuy bàyyi ngeen koy def parce que nag dañoo nekk ci réew moo xamante ni planétaire la lu xew tey jii loo def tey jii mu feeñ fële kenn dara nëbbatuwul parce que bëgg nañu sañ quand même fu ñu demee au rendez-vous de l'histoire ba réew mu ne di wane ne nii la samay parlementaire mel Sénégal daf ci nekk gàcce ngalaama yaakaar naa ne loolu aussi tàggat sa jikko xam fa nga jëm ak lan la fa séntu loolu am na solo loolu waaye du ay saaga waaye di wane nii laa mel yooyu yëpp waree sa bopp la te taxawuñu ko wane sa bopp wane sa jëf wane sa jikko ju rafet xale yi mun ci jàpp mag ñi mun ko jël mu nekk ëllëg ko xam loolu day nekk royukaay waaye pas ay saaga ak xaste ak yeneen yoo xam te ne bokk la ko ak diine aadi Atumaan wax nga wax bii waaye daal la Alaaji Mansour Cheikh Al Xawmi
waxoon ne xam bu dee benn nit yàlla xam bopp que musiba bi gën a rëy mooy ñëpp xam la nga umpale sa bopp ñu fal la nga amee kàddu réew mi dem toog ci pincu ndaw réew mi ñu dégg la ci su dul noonu am na lu ko gën kon ñu ne da ngay jàng ci njuumte nit ñi balaa la njuumte loolu di dal kon ñi fi jàll nañ ci jàng ba xuloo dootul am tencante dootul am waaye wuññante sutura ci biir ndaw réew mi ba nit ñi di sawar buñ nettee plénière am na ñu ne naa ko seetaan ndax dina am échange d'idées kii di buñ indee projet de loi bi wala proposition de loi bi kii kat dina indi argument yu wér ne lii de ànduma ci ndax nangam ak nangam ak nangam kële jóg ne ko man li tax ma ànd ci nangam ak nangam mu nekk xam-xam nekk gëstu nekk jokkalantante bu xamee ne bu ñu demee bay wate ëllëg réew mi ci boppam daañu wax ne ca dëgg-dëgg projet de loi bi war na mun a jàll ndax indi woon nañu contradiction waaye convaincre nañu leen ndax li ñu leen convaincre mooy dëgg lii mooy assemblée lii la ñu séentu ci ñoom ñuy gëstu di mun a défendre projet yi waaye di mun a défendre aussi buñ ci àndulee mais défendre ko nag ak yar ak teggin te atumaan lu jot yomb waaye kenn mënul fexe ba lu jotul yomb kon tey am na tey ñu xam ne yàlla tudd nañu nekk député ku leen yeewoon guddi duñ ko gën waaye fekk na yàlla pare na wallahi ndeysaan moom pare na dépp tey soog a ñëw am na ñu xam ne tey nekkuñu député ku leen yeewoon guddi ne du ngeen doon député duñ ko gëm fekk yàlla pare na wallahi ndeysaan ñii la yàlla bindee addinaam bi ba ñi xam ne nag yàlla pare na ci ñoom ba jox leen mooy nangu mooy baat bi Cheikh Sidi Aboubacar daan wax yàlla mooy borom sañ-sañ yi mooy borom dogal yi wallahi ndeysaan ñaari ngi nii yu xam ne nekkul ci loxo kenn lu mooy ci loxo waaw ku mu sañ ci yow nag ba dogal ci yow na nga fexe ba bu ëllëgee boo jàkkaarloog moom doo am kersa at doo am kersa at yi wax jooju daf may fàttali sama benn jigéen yàlla yokk leeram yokk yërmandeem ko wax ajaratu Mantulaay Jéen bu Cees bu Cees bu ñuy waxtaan benn bés mu ne ma atuman keroog ba ma Abdou Diouf foowee ci 1987 xaw ma 88 ci war ne ñu dama lay def ministre ma ñëw jékki rek sama téléphone sonné gendarme bi ñëw ma ni ma kaay wuy président man de président xawul lu ma wooyee ma ñëw toog ci antichambre jékki mu daal di tëll gaay ni ma kaay wuy président ma ñëw mu ni ma jëm Mantulaay Jéen ma ne ko waaw mu ni ma dama bëgg a def ministre du développement social est-ce que d'accord nga mu ni ma atu man dama daan politique waaye yaakaar naa ko def politique ba nekk député pour man am naan sama bâton de maréchal waaye nag yàlla moom mooy natt doomu aadama jox ko cër ba nga xamante ni moom la ko bëgg a jox ma ne ko président teraanga bii kay du ma ko bañ ma nekk ak moom moo tax biir mu nekk ministre du développement social ajaratu Aminata Mbengue Ndiaye mën na ma seede ndax maag moom nekkoon ay collaborateur u Mantulaay Jéen mais lu ñuy def da ciy ànd ak koyef boo xamante ni yéeme na humilité bu ñu daan dem quinzaine de la femme ba ñu war a séddale la añ yi bu gaa yi xawee yéex mu daal di jël ci war gi ana ana chauffeur yi ana ñii kenn ko mën a yàkkal ànd ci humilité boo xam ne ma cër la boo xam ne yàlla ma ko jox rek te fu mu jeexee moo xam ne duñu jeex na fa kon nag nit day gëm ni cër yi yàlla leen ko joxe mu mel ne tey jii addi diggante 1848 ak tey jii 2022 bii nekk na 174 ans téeméeri at ak juróom-ñaar fukk ak ñeent yoo xam ne Sénégal bi daan na fal ak a folli ba nag fal ak folli yónni ay ndaw ci penc mi du démb commencé wul 1960 commencé wul 2022 mi ngi commencé depuis 1848 ba nag yaakaar naa ne loolu wane na ni Sénégal yàgg na nekk un pays de démocratie na kenn ku ne rafetal delloo seen bopp la nga xamante ni moom la askan wi moom la penc mi moom la réew mi moom yaakaar naa ne bu kenn ku ne jubalee def la war insha allah yàlla mën nañ defal su xaadi ñu ngi wax suñu waxtu jeex na xanaa nga ñu tàggoo bi mooy ñaanal président Moustapha Niasse suñu mag
yàlla jiital na ko ci assemblée ba tey waaye fexe na ba la muy métti fàttewul boppam te loolu am na solo kon ñu jàng ci réew mi que ne nit mooy wax ba yàqoo fii mais nit mënul wax ba yàq réew mi atumaan réewu Xaadimu Rasuul ñu dëgmal màggal gi réewu Cheikh Seydi Hadji Malick ñu dëgmal gàmmu gi Mawlana Cheikhul Islam ak waajuram ñeneen Cheikh na sax Saad bu réew mi nit tey wax ba yàqu waaye nit du wax ba yàqu kon nañu bàyyi xel surtout ñu xam ne la ñu yor tey askan wee leen ko jox li ñu yor tey réew mee leen ko dénk waaye nañu rafetal maa ngi lay gërëm maa ngi lay sant maa ngi ñaanal yàlla réew mi yàlla na fi yàlla yokk jàmm ñaanal yàlla njiitu réew mi yàlla na ko yàlla sutura asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu. jërëjëf Adi El Hadj Adi mbokki téléspectateurs yi yaakaar naa lii la njóori séntu ci moom mag la mu yàlla baaxal xalaatam rafet na waxam teggi na rafet na bon nag ñun tamit loolu la ñu amoon ci gëstu histoire indiwaat la li nga xamante moo xewoon démb indi ko tey di ñaanal su yàlla réew mi di ko ñaanal suñu mbokk téléspectateurs yi ñuy seetaan yëpp Adi muy ci réew mi ak ci bitim réew waaye yi ci beral lang kenn ko xamante ni sama nitu bopp la te mu ñu topp bu baax a baax wax ñu ko wax Aliou Lo mooy directeur commercial wala directeur administratif wala bu Mame Diarra tàggoo woon na yaa ma ci dugal waaw bul ne sa nitu bopp waaw nit a ngi noonu ko xam boppam ci réew mi ci wàllu liggéeyam waaye ci ormal doomi aadama jërëjëf kon neen Aliou sunu Aliou la ñun ñëpp waaw ndax jullit la waaye c'est un bon citoyen. c'est un bon citoyen mbokk ci spectateurs yi maa ngi leen di ñaanal jàmm di ko ñaanal réew mi di leen jox daje beneen yoon ci beneen plateau nit ak jëfam